nees kiis ñu yaatal ginnaaw bàkk bi. mbokk yi jërë ngeen jëf seen ànd ak télévision Futur Média xibaaru marax yi li ci gën a fës gannaaw bi ñu leen nuyoo ziar leen émigration clandestine mbëkk mi pàcc mu yaatu ak ndar gendarmerie tegati fa loxo gaal gu amoon 200 nit tëmbee woon Mbuur jëmoon Espagne juróom-ñetti nit teg nañ leen ci loxo jamono ji ñaari moteuru gaal ga it saisir nañ ko. dinañu gën a taral daan yi ba ci fukki atu prison dàquñu ko ci kaso Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'intérieur moo ko siiwal ne ngir mbëkk mi dakk danañu taral daan yi moom moo ko siiwal dinañ ànd ak moom ci biir xibaar yi moom Aly Ngouille Ndiaye ni ki député yi ca assemblée nationale ani seen gis-gis ci mbir mi criminalisation maanaam ñu def ko daan yu tar safaanoo ni mu leen ko waxee danañ ko yaatal ci xibaar yi ni ki delluwaat ca njaboot ya loru ca Ndar ak ñi rëccee rescapé yi ci gaal ga klaate woon mel na ni nee ñu danañu delluwaat bàyyiwuñu benn yoon université Bambey ci wàllu jàng ak jàngale la assemblée générale ba étudiants yi dañ koo gàntal jaxase ndaje ma ngir ñu saafara seeni jafe-jafe Abdou Korea yoroon seen kàddu lañ ci àndal niki ci wàllu koom-koom it lu ëpp fukki milliards ak ñaar si suñuy koppar moom la BCEAO nara nattal Sénégal jàppale ko ngir relance koom-koom gi ñuy wax gannaaw feebaru corona bi léegi ñu yaatal incha allah. niñ leen ko waxee ci boppu xibaar yi ak émigration clandestine bi yamook mu dekkiwaat gaal goo xam ni yaboon na 200 ndaw doon dem ca Espagne ñi ngi ko kare gendarmerie moo ko kare ca fa fleuve Sénégal ak géej gi di daje embouchure fleuve ba maanaam dex ba ak géej ga fa la ñuy daje gendarmerie nag teg na ci juróom-ñetti nit loxo ak ñaari moteuru gaal ga enquête bi mi ngi wéy ñàkkul ba ñeneen ñi danañ leen feeñal ci enquête boobu Mbuur la gaal gi tëmbee woon bëggoon a dem Espagne niñ leen ko waxee rek jamono ji dafa yamook émigration clandestine bi gën a tar dekkiwaat dàquñu léegi ba fukki atu kaso dinañ ko tëj koo xam ni jàpp nañ la ngay yóbbuwaate wala ngay jàllale mooy li yoon bu ñu moytuwul 27 ñi nga xam ni jàpp nañ leen ñuy jàllale ki ko siiwal di Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'intérieur xaati moo doon dox digganteem ak DER bi Pape Amadou Diaty jiite daal di nay wax ne kon émigration clandestine bi nguur gi dina ci jël ay matukaay ngir mu dakk Mamadou Fall ak Diafra Ba teewe nañ ndaje ma. wàllu trafic migrant dañ koo tere fii ci Sénégal am na nag ab arsenal juridique boo xamante ni ay daan yu 10 la waajal même bu fekkee ni sax ñenn ñi ñu ngi wax wàllu criminalisation. 27 ñi nga xamante ni dañ leen jàppee ay convoyeur ñoom jamono ji kon boo moytul daañu leen tëj fukki ati kaso. la loi de 2005 bi nga xam ne bii mooy wax ban daan la ñuy daan koo xam ne kii dañ koo jàpp ci muy def trafic donc trafic bii ci la bokk. muy nit ñuy jaar fii ak nit ñu fiy ñëw ak nit ñoo xam ne fii la ñuy jógee di dem bu fekkee da nga bokk ci organisation bi am na c'est peine yu am solo yoo xam ne mi ngi ci néega ni am na lu mat 20 nit ak juróom-ñett yoo xam ne jàpp na ne ñi ngi woon ci loolu donc ñu ngi ci loxoy yoon te gëm naa ne yoon bu appliqué li nga xam ne lii moom la loi bi tëral danañ ma dal seen kaw sanction yu am solo la dem na ci sanction boo xam ne bii mën a dem tëdd sax ba foog naa ne fukki at ci kaso ak ay amende yoo xam ne ci wàllu xaalis bi mën nga ko. ay effort yu am solo la état du Sénégal def rek ngir kon dakkaloon immigration clandestine bi surtout rawatina yi jaar ci ndox mi waaye tëj yenn frontière rek yenn mesures yi nga xamante ni mbas mi moo ko fi indi tax na nit ñi jëlaat yi la voyage. mais bari na yoo xam ne peut-être téye nañ leen sax avant ñuy dem. ndax li ñu leen téye avant ñu dem mooy nit ñi am nañ renseignement bi que ni ñi ngi préparé lii nga dem fekk soit fa ñuy réunion nga arrêté leen wala nga tas leen jàpp ñi nga xam ni ñoo ci nekk boobaa ñooñu dañuy recommencer waat rek donc loolu am na ci lu am solo yoo xam ni ñi ngi koy def ñun ci Sénégal diggante marine police ak gendarmerie muy ak ministère de la pêche même muy liggéey bu am solo boo xam ne bii en tout cas bi nga xamee ne bii peut-être mbir mi gën naa jóg jël nañ ci également yeneen mesures pour gën a renforcer sécurité bi. jawriñ ñu dénk wàllu kaaraange biir réew mi nee na gouvernement bi dina jël kon ay dispositions yoo xamante ni rek
dana tere ndaw ñi ñuy jël gaal di dem Europe. Aly Ngouille Ndiaye jàpp ni daañu renforcer li nga xam te ni moo di lu ñuy jébbal ndaw ñi ngir ñu am liggéey mën a toog fii ci réew mi. Barça wala Barsaq dekki député yi ana lan moo ci seen xalaat ñan la ñu jam baaraamu tuuma ni ñoom ñooy responsable yi Pape Fara Ñing Youssou Baro. bateau yi nga xam ne ñoom ñooy suux ci biir géej naka noonu gaal yu dem ba digg géej ñoom it daal di exploser ñu bëri daal di ñàkk seen bakkan bëgg a dem ca Europe rek daal di tekki bu dee sax ab loi 2005 amoon nañ ko muy daal di teg ay daan yu métti ñi nga xam ne ñooy def trafic d'êtres humains assemblée nationale nee nañ pare nañu ñoom ngir safal mbir mu baax a baax immigration clandestine boobu ñu mun koo xeex. ñun assemblée nationale maa ngi ko doon waxtaanee ak yeneen collègues war nañu jël benn loi boo xam ne dafa mën a criminaliser ñoo xam ne dañuy jël nit ñi di leen dugal ci gaalu loo yooyu di leen yóbbu dans des conditions inhumaines di jël seen xaalis te du leen war ni dinañ yàgg ou pas. je pense que loolu gouvernement bi war na ci taxaw assemblée nationale aussi war na ci taxaw pour que loolu mën a dañ. waaw war nañ ko def daar am na ay députés yu nekk di ci liggéey pour que très vite très rapidement ñu mën a criminaliser donc actes yu mel noonu. c'est une question simplement de sécurité. kon jot na ñooñu sanction bu tardal seen kaw pour décourager leen parce que ñooñu man gis naa ne c'est des criminels yoo xamante ne nii ñoom dañu jóg. uniquement pour lor askan bi ñooy ñëwuñu pour jëriñ askan bi. waaye nag li nu mel dafa complexe lool criminaliser teg ay sanctions yu métti. loolu mun na kaa wàññi waaye du mun a arrêter Barça wala Barsaq. bu ñu jàpp ne rek parce que criminaliser nañ mbir mi dootul am la preuve criminaliser nañ fi drogue à travers la loi Latif Gueye est-ce que dafa tee nit ñi bàyyi consommation drogue je ne le pense pas est-ce que dafa tee consommation drogue wàññeeku je ne le pense pas. dafa nekk ay phénomènes yoo xam ne question de société la yoo xam ne mu ngi gën a laal frange bi gën a sensible ci suñu société mooy la frange jeune tey est-ce que face à ce phénomène là dañu war a incriminer. bu ñenn ñi joxeñee baaraamu tuuma politique emploi bu état bi ña ca des jàpp nañ ne responsabilité yi dañoo partagé. benn organisme international bu wone ni Sénégal kat ci wàllu chômage se classe donc troisième maanaam ci àdduna yëpp ñun ñooy troisième yoo xam ne ñoo ci ëppale taux de chômage. peut-être que échec politique d'emploi ak jeunesse yu at yi yëpp moom mooy répercuté wu de telle sorte que jeunes yi commencé continuer di dem. nguur gi def na fi ay tool def na lu ne nekk def na financement loolu tey nguur gi am naa yaakaar na lajjul ña lajj kañ mooy ñi nga xam ne mooy les criminels di ko def di nga xamante def ko métier. di xaarandi benn loi boo xam ne day criminaliser lii di immigration clandestine wala teg ay sanctions yu saf ngir jagleel ko ñi nga xam ne ñoo nekk passeurs yi ca jamono jooju mbëkk mi Barça wala Barsaq mu ngay wéy di gën a am doole ñu bëri di ci ñàkk seen bakkan. Pape Fara Ñing mu mel ni baati wolof yi xale ya nekk ca Ndar duggoon ci bato bi klaate dégguñu ko nit lu mu doon def ba dee ca bu dekkee bako ñoom nee nañu dinañu delluwaat foofu ca géej ga jéem a mbëkki dem Espagne Ousseynou Diop moo dellu ci njaboot yi nga xam ni loru nañ ak ñi rëcc ci gaal googu klaate ñetti fan ci ginnaaw ci leeral. quartier Pikine fii ba léegi askan wi ñu ngi ci naqar ginnaaw ba ñenn ci seeni ay doom desee ci lu jëm ci wàllu mbëkk mi. donc tristesse bu métti wax dëgg yàlla parce que ñoo xam ne ñoo doon nekkandoo tout le temps di waxtaan donc bu ñu xëy ñi dee doon ci condition yoo xam ne métti na aussi vraiment ak ci condition yooyu vraiment daf ñu métti. donc xam nga ni bakkan moom fu mu rotee moom yaa waxuma la koo xam sax koy dégg ni kii ñàkk na bakkanam ci anam yi ñu ko ñàkkee rek dalay métti. Barça wala Barsaq doon loo xamante ni ba léegi xale yi dañ ko gëm ci seeni kàddu dëkk bi dafa tar lool. te ñuy wax naan mbir mi xaru la dafa fekk jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñu dënd ci seen i biir kër ñoom yëguñu ko. parce que xam nga aussi boo nekkee si dëkk amoo fi benn yaakaar di wut liggéey amoo liggéey xam nga yoon la aussi fekkee yow góor nga fekkee góor nga aussi nga dem wuti loo xamante ni daa si mën a. bu ñu amoon tey jii loo xamante ni rek jàpp mën nañ cee jàpp mën a suturaal seen bopp suturaal seen njaboot surtout suturaal ñi nga xamante ni ñoom la leen yàlla booleel je pense que ni dinañ ci mën a génn mais amuñu ko. Chérif Seck di ndaw bu dëkk ci Pikine Angle-Tal xalaatam mooy way jur yi léegi dañu sax jàppale seen i doom yi di jox seen i natt ak lu ni mel mu gis ni li ko waral bokk na ci xat-xatu dëkk bi ak li nga xamante ni mooy mbas mi. dañ koy kolo fi leb fii sa yaay tegi fii natt xam nga nekkul xaalis moom dañ liggéey leen ko boo xam ne dañ koy leb fii donc voilà parce que am nañu yaakaar bu ñu demee ëllëg aussi mënoon am lu ëpp loolu daal donc dafa metti daal dëkk bi pour nga toog liggéey fii yenn xaalis yi ñu waxante dëgg dafa metti amul infrastructure amul liggéey ak coronavirus bi ñu jógee c'est difficile pour les jeunes
gis nga ñu ngi toog nii donc voilà. xalaatu Daouda Diagne lu ni këtt moom lu ni jonn rek moo koy faj te foog kon gouvernement bi xaat ci lu jëm ci wàllu xëyub ndaw ñi jàppale leen bu dul loolu mbir mi dina gën a tar. rek gars yi dinañ am lu ñu mën a teg seen loxo ndax sinon rek donc gars yi du ñu mën a calculer li nga xamante ni moom la ñuy perte. dem tugal xale yi jamono jile dañ ko jël ndaw yi ñoom ni loolee du benn yoon xaru waaye nag gëm sa bopp la am fulla jóg taxaw ngir mën a tekki suba. Pape Amadou Sarr mi yor programme DER nee na xale yi toog danañu am ci lu ñu jàpp ndax téeméeri milliards ci suñuy koppar danañ ko dajale séddale leen ko financé xale yi ak jigéen ñi ngir ñu mën a liggéey xaatimoo gi dox na digganteem ak ministère de l'intérieur ngir ñu mën a nekk fépp ci fukk ak ñeenti région yi ci Sénégal laaj ak tontu dox na moom Pape Amadou Sarr digganteem ak Mamadou Fall. signature bi pour rafetlu liggéey bi ñu def la boobu ak léegi et yaakaar nañ ne ak 100 milliards yu bees ñu jot pour 3 prochaines années yi dinañ continuer liggéey ak administration territoriale jàppale leen ñu jàppale ñu pour que jigéen ñi ak ndaw ñi Sénégal yëpp ñu am seen financement. mënuñu ne dañuy réajuster suñu stratégie pour def xaalis bi yëpp jox ko jeunes yoo xamante ne dañuy dem immigration clandestine parce que day indi lu ñuy wax appel d'air loolu defuñu ko waaye dañuy lancer appel ndaw ñi ñu nga xamante ne ñu ngi jël bateau yi di dem. ñu dellu seen xel xam ne fii Sénégal mën nga fi yeewu comme ni ñu ko waxee tekki fii liggéey fii ndax 1000 euros wala 2000 euros yi ñuy gagné Barcelone wala Brescia wala Paris daanaka sax Paris duñu fa liggéey ndax boo amul kii doo fa dugg donc loolu buñ ko buggee fii mun nañ ko am fii. ak am na 15 millions de population si 7 8 millions yi ay jeunes lañu donc bu ñu naree ne DER moo war a satisfaire ñooñu ñëpp donc ça veut dire qu'il nous faut au moins ay 400 milliards. par an pour financer ñooñu ñëpp waaye daanaka ñëpp nag du ñu entrepreneur ñu si entrepreneur nga jël bateau ak nga bañ a jël bateau boo ñëwee dañ la financer boo amee projet dañ la jàppale. lu toll ci junni ak ñetti téeméeri bachelier atum 2019 ba négar ni kenn orienté wu leen jànguñu ba moo tax ñu doon yëglu tey ci suba laaj ak tontu dox seen digganteeg taskati xibaar yi Amadou Guissé yor seen kàddu. actuellement am nañ 70 000 nouveaux bacheliers yoo xam ne ren 2020 lañ am seen bac te dañ leen a pare pour orienter ginnaaw loolu ñuy fàttali que ni ministre de l'enseignement supérieur et de l'innovation Cheikh Oumar Anne que ni am na 1348 bacheliers non orientés yoo xam ne ba léegi ñoo ngi toog amaguñu orientation kenn faalewu leen ñiy jooy guddeeg bëccëg dem jooytu ko fu nekk kenn faalewu leen 1348 bacheliers non orientés ñoo ngi fi ba léegi toog. naka la ñu mën a expliquer boobu situation ak ñoom naka lañ paree pour mën a orienter 70 000 te orienter wuñu 55 000 étudiants en 2019. ñu dem ba Bambey université Alioune Diop bu Bambey assemblée générale ba ca jaxasoo la mujjee la ko waral étudiants yi ñoo fa juux doon yëglu ñoom it ngir ñu saafara seeni jafe-jafe lu ko mooy dara du fa dox. Abdou Korea moom moo yëkki ay kàddu ñu teewlu. octobre de boobu ba léegi amul benn réponse concrète boo xam ne autorités yi nekk ci biir université yi jox nañu ko loolu tax na depuis semaine yi la ñu weesu saa su nekk ñu ngi génn ci tali bi di manifester suñu mécontentement parce que doonul loo xam ne université bi loolu la tàmm bu ñu daan déposer préavis de grève dañ ciy teg ay fan yi néew autorités yi woo ñu jox ñu ay information mais depuis boobu ba léegi amul benn information yi ñu ci jox. loolu moo tax fan yii ñu génn ñu doon manifester ci tali bi pour wan ni opinion nationale bi que ni université Alioune Diop de Bambey am na ay problème malgré que ñu ngi continuer jàng gi te dépp boobu ba léegi comme ni ko président waxee sànq xam nañ situation pédagogique fu mu toll ndaxte perte nañ 6 mois à cause de la Covid. loolu tax na pour l'instant ñu ne duñu laal li nga xam ne mooy di pédagogie bi mais sur le plan social dinañ ko laal léegi ci kaw loolu noonu préavis de grève bi mu ngi am 7 points. mooy achèvement réseau campus 2 bi nga xam ne depuis plus de 5 ans mënul pare beneen bi mooy engagement ministre bi dina construire un amphithéâtre de 600 places depuis boobu ba léegi mënul am sauvé ay jéego boo xam ne mën nañ koo gis beneen bi mooy la question de l'ouverture des masters en développement durable tey dañoo am assemblée universitaire autorité yëpp daanaka ñu ngi fii moo tax ñu préféré def ko ci biir université bi ñoom ñu gis ko tey boo gisee étudiants yi ngir suqali koom-koom bi ginnaaw feebaru coronavirus bi ni mu nërmale koom googu BCEAO taxaw na ci wetu Sénégal 52 milliards ak yu teg lañ leen nattal ngir jàppale ko nguuru Sénégal Al Aminou Lo moom mooy directeur général BCEAO bu Sénégal.
ci xaalis ñu ngi koy xayma ci fukk ak ñaari junniy milliards yoo xam ne war nañ ko dugal ci économie bi pour que relance bi mën a dox. ci loolu li ñuy wax privé bi ñu wuteeg état bi mi ngi leen di yaakaar ci luy toll ci 4 junni ak juróom-ñetti téeméeri milliards. bu nu ñëwee ci banque yi yaakaar na ci ñoom lu mu bon ñu leble luy tolloog 2 téeméeri milliards. leble googu nag day ànd ak garantie yu leen di gouvernement bi di jox luy tolloog téeméer ak juróom fukki milliards. bu nu ñëwee ci secteur microfinance muy li ñuy wax mutuelle gouvernement bi bëgg na jàppale secteur informel ba dencal na leen luy tolloog téeméeri milliards. denc li may wax denc mooy ne bu doon sagoom ñu jàppale leen luy tolloog téeméeri milliards yooyu juróom fukki milliards yi nee na da koy jaarale ci mutuelle yi. liñ ci mën a wax rek mooy ne plan de relance bi il faut mu réussir ndax bu réussirul économie bi du dox. Société des mines du Sénégal SOMISEN SA juddu na mi ngi juddu nag banqaasoo ci nguur gi ngir firndeel taxawaayam ci wàllu ressources yi nga xam ni Sénégal am na ko ñu bañ ñu rëcc loolu kàddu yi tukkee ci Aïssatou Sophie Gladima moom mooy ministre des mines de la géologie mi ngi woon ca Assemblée nationale kàddu yooyu mi ngi ko dénk Pape Fara Ñing. investisseur ñoo ñëw jël seen alal ñëw ne dañuy ubbi seen société lii état du Sénégal moo ne tey li nga xam ne moom la ñu yàlla may suñu suuf si naka la ñu mënee jël loo xam ne tey état bee koy yore ut ay partenaires yu ko jàppale ou bien ay investisseurs surtout nationaux ñu lënkaloo exploiter ressources yooyu ressources yi nga xam ne tey jarul ñu am ay consortium yu mag ndaxte suñu demee dans le domaine aurifère daf di am yoo xam ne tey du état du Sénégal moo ko moom yenn sociétés yi ñoo ko moom donc ñoom dañuy ñëw jël li ñuy jël dem ñu ngi xool nag naka la ñuy améliorer li nga xam ne mooy retombée pour état bi ak population bi mais li nga xam ne état bi moo ko nar a moom exploité ko yaakaar nañ suñ ko exploité bu mu baax surtout yenn nga xam ne comme li ñu naan lithium plomb ak li nga xam dañ ko soxla si àddina tey muy pour defar oto muy pour defar avion ak ay batterie tey loolu suñ ko jëlee xaalis bi nga xam ne moom lay andi xaalis boobu suñ ko dugalaatee suñu koom-koom réew dina bari ndaxte day dugg si budget état bi ndaxte liggéey ba nga xam ne moom lañ si mën a am ndaxte tey suñu ubbiwaatee lu mel ni boîte bu mel ni seen Iran ñu yàlla may ñu gis yenn produits yoo xam ne mën nañu def ay batterie Sénégal xale yi dinañ am création d'emploi foofu parce que du ñu liggéey si mine bi mais li nga xam ne moom la société yi di permettre ñu mën ko def si dëkk bi dina créer emploi sans compter que tey fu mu nekk ni suñu jëlee zone orpaillage yi ñu ngi seet naka la ñuy def ba génne jigéen ñi ak xale yi si li nga xam ne mooy exploitation or bi jox leen yeneen activité génératrice de revenu. coow lu lëmbe àddina bàyyiwul Sénégal ak kàddu Emmanuel Macron président France ñu jàpp ni tooñ la ci julli ci ONG islamique Jamra moom loolu la jàpp ba tax ñaawlu nañ ñoom waa Jamra Sénégal ni ñu nooyalee ci seen gis-gis ba Macron yékkee kàddu yi ñu mel ba tax ñoom danañu amal marche gannaaw gàmmu gi waaye yamuñu foofu daal di nañuy jébbal bataaxal goo xam ni ñaawlu kàddu yooyu la ca ambassadeur bu France la ñu jagleel bataaxal bi Mame Matar Gueye vice-président ONG Jamra ci leeral. ni àdduna bi yëpp yëngatoo Sénégal mënuñu topp di fëgg suñu dënn naan nous sommes 95% de musulmans te duñu def dara moo tax Jamra ngi déplorer la réaction timide bi am bi coow li jibee ba léegi wuuteeg li fi xewoon récemment ay nasaraan jàpp suñu ay wasila nataal leen waaye la réaction a été forte et spontanée loolu nag la ñuy ñaan ndax lettre bii ñu déposé te teg nañ ko ci loxo ambassadeur bi jox nañ ko ndaw li mu ñu yabaloon réaction à chaud la woon parce que diggante bi dafa xat bu ñu gàmmoo ak jàmm dinañu dem Touba seeti sëñ Muntaxa dinañ dem Tivaouane seeti sëñ Babacar Sy Mansour dinañ def Ndiassane Thiénaba Niassène Medina Baye Layène waajal ñëpp wan leen documents yi ak wax ju ñaaw yi wax ka nga xam ne mooy yaakaaru 1,8 milliard jullit seydil awwalina seydil axirina xaatimu nabiyuna wa imamul mursalin yàlla ne ko ñi ma jot a wàcc ci yonente yëpp yaay seen patron kon kooku mérité na wàcc gi ñu wàccoon ci mbedd mi daawaati jekk biñ fi ñàkkee teggin suñu benn wasila kooku mérité na loolu parce que këru diine boo dem ka nga fa yaakaar kii la yaakaar voilà kon na ñu ngi leen di jox rendez-vous incha allah bu ñu gàmmo ba noppi. mbokk yi jërë ngeen jëf xibaar yi loolu doon li ci gën a fës ma am mbégte jébbalaat kàddu gi soxna Aram Touré Ngom mu wéyal ak invité bi. jërëjëf Papa Abdoulaye Der ñëwaat ci suñu gan di Yves